asalaamaaleykum mbokk yi dama daan faral di nuyoo di naan mbégte ak bànneex laay am di jàkkaarloo yéen saa su ne mais tey dama am naqaru xol ndax tey ku gis réew mi nu muy doxee yaakaar gu tas buy feeñ ci kanamu askan wi di li nga xamante ni wuteeg lool lu Sénégalais yi doon yaakaar naan rupture maanaam lu woon ni mais ku gis tey doxalin yi nga xamante ni tey ñii jiite ñu moom la ñuy doxalee mooy mburu faf ko fariñ ndax ku gis conseil des ministres délocalisé yi ñuy wax ñu war a xam ni lépp ay campagne déguisée la donc ñoom ñu ngi waajal 2017 ku gis tey jëf yi nga xamante ni waa parti démocratique sénégalais daan nañ ko fi def maanaam jël Sénégal yépp def ko bleu jaune tey Macky Sall est en train de faire le pire di jël suñu hôpital la daan teg def ko marron jaune marron beige ngeen baal ma bu ngeen duggee ci biir jël suñu arrêt bus yi marron beige jël suñuy bus marron beige jël ay même station régionaux yi nga xamante ne mooy RTS yi nekk ci régions yi sax yépp ay marron beige la ba lu ci mujj di lii ñu naan le pont de l'émergence di pont bi nga xamante ne tey jii ana lu gënoon rafet ana lu gënoon a yànji logo bi nga xamante ne mooy Sénégal émergent di drapeau vert jaune rouge ànd ak flèche bi jëm ci kaw ñu def ko fa ana lu gën a rafet loolu mais ñu jël ko def ko marron beige muy le pont de la honte encore ñëw yokk ci yeneen yi nga xamante ne moo fi nekkoon moom la ñu lim loolu mooy sama naqar te ñi nga xamante ne dañ daan kaas daan woote ay républicain kon ñii dañ naan ay républicain mais nekkuñu ko bokkuñu sax fu ñuy nekkee républicain ñi nga xam ne dañ fi daan nekk daan kaas jëf yu ñaaw ak jëf yu mel noonu tey ñu ngi ne tekk kenn déggu leen mu nekk loo xamante ne man moom moo naqari sama xol mu naqari ma lool muy wane ni Sénégal nag des fois boo ko waxee ñu naan l'état c'est une continuité boo xamante ni yow lu baax doo ko wëyal mukk lu bon rek ngay wëyal lu bon rek ngay roy mu nekk loo xamante ni dafay tas yaakaar dafay gàcceel dafay gàcceel askan yuy réew yuy yeewu ci réew mu nekk loo xamante ni tey jii lu ñu war a naqaru la lu ñu war a tiislu la ndax li bokk luy jëmale réew kanam bu fekkee tey jëf yi nga xamante ni tey mooy propagande rek ngeen bëgg a yore suñu réew bu ngeen amee lu ngeen war a marron beige dem leen seen siège seen permanence su parti ngeen marron beige ko ba mu saf mais li nga xamante ni moomeelu askan wi la ngeen defal ñu ko sax suñu couleur suñu drapeau national loolu naqari ma trop mu nekk loo xam ne dañ ko war a ñaaw di ko dénoncer parce que kat goto yàqul deru bay te ñi nag suñu institutions yi ñu ngi koy jël di ko bennal bu ñu paree moomale ko seen bopp dañ ci war a wax ñu ci war a wax ko lenn rek laa xamante ni tey jii mooy kii di Macky Sall mi ngi koy continuer ci jëf yi nga xam Abdoulaye Wade bàyyiwul na ko fi mooy du ñu woon Sénégalais yi kan mooy kan ndax commencé woon na ko fi à travers Abdoulaye Wade grâce à lui xàmmee nañ Sénégalais yu bari ñi nga xamante ne seen intérêt lañ tax a jóg wala intérêt réew mi Macky Sall tey loolu la ñëw di continuer moo tax am na ñu bari ñoo xamante ne tey jii dañ naan woote naan ñoom dañ naan askan wi dañ naan tromper askan wi ñëpp dañ wax naan ñii ñooy gor ñi tey ñooñu tey ñoom ñooy dund ñaawte fii di am ci biir nguur gi ñu ne patt taxaw duñu ci ngéey duñu ci yàgg mu nekk loo xam dafa vraiment dafa gàccelu ci réew dafa gàccelu leneen li nga xamante ne tey jii war nañ ci wax muy
bi nga xamante ni tey jii def nañ ko kii di Nafi Ngom Keïta di femme bu courageuse di femme boo xamante ni kenn du ko won fu muy teg tànkam di femme boo xamante ne kenn du ko won ne ko lii mooy sa liggéey lii nga war a def di femme boo xamante ne kenn du ko teg pression kooku tey moom la fi Macky Sall jëlee teg fi kii di kan Seynabou Ndiaye Diakhaté di juge d'instruction ci ay instruction rek lay woy moom mooy juge bi nga xamante ne moo fi jàppoon Idriss Seck moo ko fi bàyyi woon te boobu Macky Sall moo nekkoon le premier ministre moom mooy juge bi nga xamante ni moo jàpp Madiambal Diagne bàyyi ko fi moom mooy juge bi daan jël journaliste yi di tëj di bàyyi yëpp rek sur instruction de l'exécutif kooku nag tey moom lañ jël jox ko OFNAC xel yi war di laajte ñu war a posé wu ay question ndax tey dossier yi nga xamante ne moom la fi Nafi Ngom Keïta bàyyi ndax femme bi dina am courage continuer ko ndax dafay nekk koo xamante ne dafay liggéey en toute indépendance bu ay questions yoo xam dañu ko soxla ñun askan wi parce que Nafi Ngom Keïta lépp lu ñu ko war a mën a waxal liggéeyam teg na ko ci àqulaay taalaam te tey dafa am ay rapport yoo xam ne dafa ko fi bàyyi lu si mel ni kudd askan wi di xaar ba tey ay tontu askan wi di xaar ba tey ay sanction askan wi di xaar ba tey ay daan yi nga xamante ne tey jii président de la République war na ko jël teg ko ci kaw ndodd ñooñu ak justice bi tamit lu muy xaar pour woo ñooñu wala créer mu nekk loo xamante ne askan wi ñu ngi koy xaar mais ba tey gisuñu ci ay tontu ak dossier bi nga xamante ne tàmbale woon na ko ndax kii di Seynabou Ndiaye Diakhaté dina am courage yëg àggale ko moom la askan yëpp di laaj muy lan mbirum pétrole bi nga xamante ne doon na ko wax Petro-Tim Timis Aliou Sall waroon na wuyu OFNAC di dossier boo xamante ne ku ko laal rek ñu rëq sa ndigg ci Sénégal ku tudd pétrole rek ñu rëq sa ndigg te sori woon na ci lool sax lu ñu ci xam ak a bari tey mën nañu wax ni lu ko yóbbu ngelaw lu pétrole boobu yaakaar naa moo ko taalaale mu nekk dossier boo xamante ne tey jii sax même bureau politique seen communiqué numéro 6 bu acte di parti bu Abdoul Mbaye bi ba ñu ko waxee 48 heures après lañ ko yónnee convocation mu nekk ay questions yoo xam ne dañ ko war a di laajte lan moo tax dossier boobu nekk intouchable lan moo tax kenn waru si yéey kenn waru si yàbbi lan moo tax ku ko wax ñu jël la yóbbu la indi la convocation wala ñu démettre de ses fonctions lan moo nekk ci biir dossier boobu askan wi di xaar ba tey ñun indi leen ci ay leeral Big Togo 13 milliards yi ñu ko ndàmpaay askan wi ba tey di xaar ñu indi si ay leeral ba tey gisuñu si dara durul di jaay doole loolu moo jaaxal tey askan wi population bi ñu ngi xaar Petro-Tim ça fait 2 ans 3 ans ñu ngi koy wax fu nekk yuuxu nañ ko fi assemblée nationale amuñu sax courage woote benn séance pour rek nit ñi ma affaire bi mën a leer askan wi nag ñoo ciy perte et c'est vraiment dommage ñun xamuñu fu ñu jëm ñun xamuñu ñi yor ñu xamuñu fu ñu jëmee fan la ñu jëmee maa ngi dégg sax sama benn waay di ko nuyuwaale muy Patrice Sané mu naan ay président affaire gi waru ko woon jël Nafi Ngom Keïta parce que il paraît que affaire yi année bi matagul 2 ans et quelques la def mais dama koy fàttali ni ko le 25 juillet 2013 le président signé décret buy nommé kii di Nafi Ngom Keïta donc président si logique am la nekk am na ci droit jëlee ko fi teg keneen mais man gisuma faute yi nga xamante ni kii di femme bi def na ko ñu war ko fi jëlee man de gisuma ko wa ilaa nag président ba muy ne dafay créer OFNAC lu mu doon wax gëmu ko parce que dafa doon woote benn transparence ak gestion boo xam ci mim réew ñëpp ci kontaanoon mais ab politicien moom boo signalé gauche da ngay jàdd droite déjà gisoon nañ ko ci mandat 5 ans bi ak 7 ans bi mu nekk loo xamante ne tey jii bés bu ñu bàyyi woon ndaw si travail
en toute indépendance je pense que ni tey jii dossier wu doon na gën a avancé dina gën a tiital ñi nga xamante ne tey ñoo fi nekk waaye nag kuy sàcc di aj doo bëgg ku téen wala kuy sàcc di roñ di roof ci suufu lal ba doo bëgg ku yër moo tax nag ñu ñëw jël fi teg fi kii di Seynabou Ndiaye Diakhaté ne ko gérer OFNAC defal nii defal nii defal nii nii laay def oui monsieur rek ngay dégg oui monsieur le président rek ngay dégg sa gannaaw ba ndang tey situation boobu la ñu toll kon nag ñu doon yaakaar tey dossier pétrole bi nga xam moom la ñuy tudd frère du président de la république ay ñoom Birane Seck ay ñoom Birahim Seck ñoom Baba Aydara ñoom moom bu leen neexee dem tëdd ji nelaw xam ni tey jii transparence bu ñu bëggoon ak clarté yi ñu bëggoon ci dossier boobu yaakaar naa ni na lépp tàbbi géej lay nekk kon nag askan wi ñoo war a yeewu xam ni ab réew bu ñu la wóoloo ba dénk la ko ñi nga xam ñoo ko jiite di def lu ma neex lu leen neex di woote ay conseil des ministres délocalisé wa illaa wala ñu ne sax tour de famille ndax boo demee seeti sa rakki Géejawaay seeti sa cousin Pikine seeti sa goro Rufisque loolu yaakaar naa tour de famille lay gën a nduru ñun nag lu ñu war mooy jéem a fexe di inscrire ci liste électorale yi tuddee ko ma carte mon arme ndaxte say seen ronkoñ ak lu leen naqari dem inscrire ci liste rek moo ko mën a faj yore sa carte def sa devoir doog a casse sa droit parce que Sénégal dañoo tàmm rek di wax rek mais bu desee lu dul voté ku nekk toog sa kër maa ngi koy waxtaan sama benn xarit birki dem ma naan ko tey jii sondage yi nga xam doon nañ ko def ci biir internet bi ci référendum oui wala non da nga gis site yoo xamante ne non bi da nga koy gis ay non ay 80% 20% oui bu desee lu dul voté nag doo leen gis du ñu déplacé wu foofu la danger bi nekk alors que ñee daf leen di jaral lu nekk ñee daf leen di jaral ñu dem voté ji donc nag dafa am foo xam bu ñu fa tollee dañoo war a jël suñuy responsabilité parce que tey bari na ay actes yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy posé yoo xam ne dafay delloo démocratie réew ginnaaw ana naka ngay yore réew ñu ne opposition bi amuñu droit manifester ñaata manifestation tey la ñu fi autorisé yi nga xamante ne moom la opposition bi demandé préfecture ñaata su gouvernement Macky Sall la ñu gisee opposition ñu accordé leen ñoom meeting Khalifa Sall ñu accordé leen seen meeting 3 heures avant ñuy jónnee leen benn ne leen meeting dootul mën a amati mu nekk loo xam ne recul la ci démocratie réew yow au même moment yow yaa ngi meeting ca Grand Yoff bañ ñee meeting ci Médina loolu mooy jaay doole moo tax Youssou Ndour daf ko waral di defaat di wëyal boobu mu naan sa doole bul ko jaay tey noonu la ñu yore réew mi déggoo leen sax ñu wax dem nañ boobu dañoo jënd léegi waa PDS moo tax dañuy laajte ndax PDS ñoom opposition lañ bokk wala ci mouvement présidentiel lañ bokk déggoo ñu wax ci benn yoon déggoo toole sax ñu communiqué xam nga nit ay combat yoo xam boo ko dafa war a nekk ay combat de principe am loo gëm nga taxaw kitaabu ni lii ma gëm tant que sottiwul du ma bàyyi loolu mooy nit askan wi dañoo sonn di yore ay njiit di leen teg koo fi teg mu ñëw jël famille ak ay jegeñaal dafa leen ba ñu baax soppi leen ay multimillionnaire wala ay milliardaire askan wi tey nekk fi di souffrir bu ñu feebaree du ñu faju seen doom yi mënuñoo jàngi ndaw yi liggéeyuñu màgget yi nekk ci kër bu ñu feebaree du ñu am ay problème nu ñuy fajoo hôpital yi sori nañ leen dëkk yi amuñu ambulance
je pense que les conseils des ministres délocalisés sax bu ñu fa demoon war nañoo seen yaram war naa mën a daw te bu ñu war a dem dugg ci banlieue bi nga gis ñu nekk fi di toilette di defaraat di peinturaat mur yi. Attends, dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Ñun nii rek lañ ko nar a jàppee ba ñu amee indépendance ba tey nii lañ ko nar a jàppee ñun fas yéene wuñ avancé fas yéene wuñ jëm kanam toog naan yàlla baax na rek ku fi toog jàppale say mbokk ñoom seen doom ñi ngi bitim réew di jàng ku ci sa bopp di métti Europe ngay dem faju ji ku ci sa jabar di accoucher États-Unis ngay dem wala France. ñun ñi ngi dee ci hôpital yi ñu lay hospitalisé ci couloir hôpital yi xale yi jàng 9 mois boo xamante ne 6 mois yu grève lay nekk jeunes yi di chômer ñu ne ñi ngi créer emploi seen agent de sécurité moom ñu créé sax ndaw yi ba ñu liggéey 1 an dañ leen fa dàq ñoom ñëpp ñu ne dañuy indi keneen nee nañ loolu mooy création d'emploi da ngay liggéey 1 an dem sa morom ñëw noonu la ñuy créer emploi bu ñu war a def à l'heure du bilan nag ñu bëgg ci compter ñi nga xam jaar nañ foofu yëpp je connais plein de jeunes yoo xam fi mu nekk nii dàq nañ leen ASP du moins ngeen baal ma dàq nañ leen ASP parce que dañoo matal 1 an loolu mooy création d'emploi puusal ma toog boo defee 1 an sa morom puus keneen toog nañu wax nit ñi dëgg nañu waxante dëgg. bu ñu demee ci CV bi tamit mën nañ fa wax leneen loo xamante ne tey ay révélation yu grave te dinañ si ñëw ba ci seen bourse familiale bi ñuy wax et c'est dommage c'est vraiment dommage ñi nga xamante ne tey ñoo daan kaas lu ñu mel tey ñoom ñoo ne patt noppi jaay seen ngor jaay seen dignité seen dignité amatuñu crédibilité. loolu mooy Sénégal tey loolu mooy Sénégal tey bu ñëwee tey jël dëkk bi yëpp peinture ko marron bees ñu ne pat ban réew ngeen mës a gis président taxaw di def discours am benn ministre jógee ci langue ba ñëw fokk ci micro am di woy di ko di taasu mel ni mooy géwalam ban réew ngeen mës a gis lu nu mel donc avec ce régime là on a tout vu. tout dara umbatuñu léegi ci àdduna au même moment suñuy rakk yu jigéen ñi ngi leen jël yóbbu leen ay transformé ay jaam ca fële ca Arabie Saoudite Qatar mu Dubaï bu ngeen fa demee tey jigéenu Sénégalais yaa ngi fa di souffrir di jël ay buumu jaam di leen ko teg amatuñu droit génn amatuñu droit lekk bu baax sax mënuñu ko. du ñu tëdd fu baax te dañ leen fa yóbbu jaay leen état bi toog di ko seetaan ça fait 1 an ñu ngi alerté lu ñu mel kenn faale wuñu donc ñoom condition de vie des Sénégalais de l'extérieur soxalu leen intéressé wu leen te loolu dinaa si ñëw bu baax waa consulat bu Marseille nañu ma xaar dinaa si ñëw bu baax waa Arabie Saoudite nañu ma xaar consulat ci boobu nañu ma xaar. dinañ ci def émission spéciale boo xamante ne dinañu xool consulat ni ñuy doxee ndax mission bi nga xam ñu ngi leen ko sant ndax ñu ngi koy def wala defuñu ko suñu représentant diplomatique yëpp nañu ma xaar dinañu si ñëw spécial dellu di leen gërëm di leen sant bu fekkee am na ay propos yu fi débordé maa ngi jéggalu xam ni du si man dañuy jéem rek ndax wax moo yombul di jéggalu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf.